ndaw yi di liggéey lu jëm ci wàllum art fii ci village bi ñuy wax espace de création Cheikh Ibrahima Fall nekk ci corniche bi ña nga jaaxle lool fi mu toll nii ndax kii di Cheikh Seck nekkoon fi ci ay jamono góolu équipe nationale du Sénégal nekk itam homme d'affaires dafa ànd ak ki nga xam ne mooy Zator Mbaye nekkoon fi ci ay jamono député taxaw tembe ngir jële leen ci seen bërëbu liggéeyukaay boobu ñu nekk ci atum 2000 ba tey Cheikh Seck nag jéem na leen sax daal di jënd ngir ñu able ci seen bërëbu liggéeyukaay boobu nga xam ne yàgg nañ fa def fa lu nekk équipe bu leeral nag ni mu ko taamoo di defee saa su ne dem na fekk leen foofu ca corniche ngir ñu andi ay leeral ci mbir moomu. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu Sénégal bi yëpp maa ngi leen di siyaar tamit yéen waa Leral TV donc gis nañ seen taxawaay comme quoi que ne askan bi ngeen fi taxawal quoi képp kuy jooy rek ci askan bi yéen taxaw ngeen fa pour jàppale ko ci xeexam bu muy xeex quoi ñun suñu xeex bi yëpp lenn la mooy que ne ñun bëgguñu dem fenn fii la ñu bëgg a toog ci espace bi liggéey suñu liggéey ay sénégalais lañu ay digne sénégalais lañu ay artistes lañu ay artisans lañu ñu nekk ci dëkk bi tukkiwuñu soxlawuñu fenn lenn ci dëkk bi lañ toog di liggéey yaa ngi dégg amuñu fenn fudul fii mais léegi dañ fi nekk di liggéey mais dafa am ñoo xam ne ni dañu am doole ci réew mi ñëw di ñu jaay doole pour nangu suñu béréb bi li ma waroon wax sax sama gars yi wax nañu lépp presque ginnaaw bi yëpp wax nañ ko xam nga mais man li ma bëgg a leeral mooy que ne wax ji duñ ko ragal dañ koy teg mu leer mooy que ne Cheikh Seck ci boppam pour mu ñëw jëlee fi béréb bi def fi site espace bi nii te loolu duñ ko nangu ragaluñu li ñuy wax parce que suñu teraanga lañ ñu bëgg a xañ amuñu fenn fudul fii 20 ans ñu ngi fii di liggéey yaa ngi dégg Cheikh Seck am na këram fii am kër point immeuble bu mag loolu bu ko doyul mu fekk fu ay sénégalais di liggéey mu bëgg leen fa jëlee pour def fa leneen naka sudul noonu loolu duñ ko nangu Cheikh Seck lan la gënee sénégalais wala lan la liggéeyal Sénégal wala lan la ëppalee benn citoyen sénégalais ba war ñu mën a ñëw fii di ñu jaay doole di ñu corrompu ci ay millions yu ndaw ak terrain Lac Rose soxlawuñu fenn fii la ñu xam Dakar la ñu xam lu ñuy wut Lac Rose ndax ay weccut ay milliards ak ay millions affaires yooyu noonu loolu daal laa ci amoon lu ma ciy wax man ragaluma li may wax man gars yi wax nañu lépp wasalaam. waa Leral TV maa ngi leen di nuyu li may wax nag du bari man Salihou Diop laa tudd waaw li may wax tuuti rek lay nekk ci Cheikh Seck ndax foo dem ñu la ko mën a dimbalee waate la loolu lañ lay wax kuy tabaxi jumaa la kuy tabaxi jàkka la loolu lañ lay wax n'est-ce pas yow nga ñëw fekk fu ay nit toog di fa liggéey te yàlla lay liggéey jaamu yàlla yow ñu lay bàkke lool nee na yow loolu lañ lay bàkke yow nga ñëw fekk fu ay nit di suturoo di def seen ngir seen teraanga ngeen am lu ñu yóbbu seen njaboot nga bëgg leen faa jëlee kon yow yaay kan Cheikh Seck moom mooy kan moom doole la yaakaar waaye ñun nag moom bu yaakaaree doole ñun xam ne ñun yàlla la ñu yaakaar ñun te li mu bëgg moom incha allahu am. waaw man salaamaaleykum mbooloo mi man la Omar Ndiaye ñu nekk membre ci village artisan espace de création Ibra Fall ñu nekk fii ci activité menuiserie bois waaw ñu ngi fii bokk kook mbooloo mi yëpp. ñu ngi rejoindre espace bi 2014 waaw si suñ benn projet auto emploi ñu waroon ko mairie Point E. ñu fekk dañ demoon forum de l'emploi demande kii bëri lool demande d'emploi bëri lool Mbagnick Diop Souss président MEDES jël parole mu ne yéen ñi fi nekk ñëpp mënu leen a ut liggéey foofu ñu ut liggéey jox ñeneen ñi ñun tam si lañ amee inspiration boobu bind ko maire bañ demee fekk fa Malick Diop mu xat mu boole ñook adjoint René fekk dafa tukki ñu ne dafa xat ci tukki bi ñëwagul léegi biñ kii premier adjoint moom moo ñu dalal après boole ñëw ñii ñu indi ñu fi ba mu fi ñëwee moom it xajaloon ma ñëw intégré wu ma xam ci histoire village bi liñ ma ci kii yëpp kayit yëpp gis naa ko dox naa ci def naa ci li ma ci war a def yëpp depuis 2001 la leen Cheikh Sadibou indi fii ñu def benn demande cadastrale pour plan bi dafa viddoon kayit yaa ngi fi yor nañ yëpp bi ñu defee plan yooyu ba pare ñu def demande régularisation frais géométrique yëpp ñu fay ko bi ñu ko defee moom
waa cadastre nañu léegi nañ toog xaar si xaar boobu nag 2007 ñuy kii ba président Macky Sall si 2017 bi cooy suuf yi bu mu commencé mu ne fi nit ñi nekk nañ fa demander bail ak yooyu pour ku nekk bu la fa kenn jëleeti ñu renouveler waat suñu bail suñ demande de régularisation après si diggante bi nag Awa Mbow Kane ak ñëwaat fi fekk 2008 defoon na ko fi procureur yëg ko coow li commencé jóg mu daw si diggante bi mu ñëwaat ak waa Descos wax ñu lool bi ñu Descos waxee loolu ñu foncé si dossier bi indi ñu sommation ñu accéléré ko ñu bañ léegi si biir na bi ñu demee demande état droit réel su leen ñu waxee Awa Mbow moo ko moom quelques mois ñu ne SCI Fara gendarme bi moo toog fii sax wax ñu ko ne ñoo ko moom ñu interpellé Cheikh Seck mu daw ne du moom journaliste yi ñu contact yi ñu jox wax la ku si kii mu daw ne du moom duñ ko si tudd bi ñu dem nag ñuy dem a dem ba sa kanam fi mu ne nii mu ñëw feeñ comme li wolof yi di wax bukki bu jël deru bay def ba nga xamee ne yëf yi nag fi mu ne nii songa des mu ñëw am ñu oo influencé leen pour ñu créer réunion fii ñu ñëw ba def réunion bi biñ ñëwee mbooloo mi yëpp won ko ne ko ñun xaalis teguñu fi liggéey moo ñu fi teg soo ñu joxee xaalis jël suñu espace jël suñu liggéey ñun ñoo perte ñun xaalisam fekkee ay milliards di soxlawuñ ko liggéey lañ bëgg. léegi mu dem moo ku ñu wax Zator Mbaye sax si waxam moo wax ba juumal boppam daanul boppam naan 88 keroog tontu naa ko yow 1988 ku ko dindi sa at ñaata ngay dese mu ne ma non waxuma la 88 laa ko am mais ki ma ko jaay 88 la ko am man maag samay partenaire 2 ans laa ko jot moo tax ñu ñëw fii léegi nag Cheikh Seck lim ñu proposé ñun nanguwuñ ko biñ demee nag commissaire point E avant ñu koy changé saisiroon nañ ko saisir RADDHO saisir gouverneur saisir préfet bu Dakar ñëpp wax nañ leen ko ba enquête commencé fi nag si diggante boobu la Cheikh Seck profito ñëw ni day corrompre nit ñi ba mu ñëwee si réunion bi réussirut mu dem ñun dañ toog fii ba nit ñi wax ñu ne Cheikh Seck mi ngeen bañoo jël na 4 personnes fële dem obélisque si chantier ba fa nekk mu ñëw ne di waxtaan ak ñoom man Ndiaye Diagne mi ñu jiitaloon jox ko suñ kàddu jox ko suñ lépp jox ko suñ kàddu jox ko suñ moyen jox ko suñ respect yëpp mu koy dawal si village bi moom moo ñu def trahison boobu dem def yëguñ dara ñun ñii ñëpp nit moo ñu woo ñu dem gis ko ñu ne ko jàkk ñeenti bët mu gis ñu gis Cheikh Seck ñu ne ko yow lii nga ñuy fayee mu noppi ñu jóg dem boobu ak léegi téléphone lañ déggante mais gisaatuñ ko boobu ba léegi mu ngi ànd ak Cheikh Seck léegi nag fi mu ne nii ñun si fi ñu toll nii tey si suba biñ xamee loolu yëgal ko ni ñëpp ne loolu am na Cheikh Seck ñuy def benn banderole fii pour interpeller président parce que xam nañu fii mooy yoonam bindoon nañ ko lettre mais ba léegi amuñu réponse lettre bi courrier lañ ko déposé palais puisque tam lu ñu wax suñ dëkkandoo la ndax chaque jour mu ñuy romb di dem ko ñëw xëy na protocole am ak cortège am permettre ñu gis ko ñun ñeen nañ def banderole interpellé ko su taxawuti xëy na dina yónnee pour am fii lu ko leer information léegi nag biñ koy def si la Cheikh Seck ñëw menacé ñu saaga ñu daf ñu njëkk a nuyu fayuñ ko parce que xam nañ li mu bëgg mu nuyuwaat ñu fayuñ ko mu ne xanaa ko leen nuyu ngeen fay ko. moom kenn moo ànd. léegi mu saaga ñu jaar fa ne xaar leen fi ma dem ñëw mu jéggi tali bi sax mel ni kuy daw ma gëstu ko gis muy dem ñu toog ma oo waa RADDHO wax leen ko ne Cheikh Seck menacé nañu. motul 10 minutes ñu gis commissaire point E gaare fi ne dañu wax yoo xam ñu fi manifester ñun dañu manifester ñu fi lii lañ doon takk mun nañu dindi leen ko ñu dindi ko léegi nag mu def fi ay enquête am ñu wax ko suñ tur ak yooyu wax ko ñu représenté mbooloo bi ñan la ñu wax ko mu dem. léegi nag ci xeex boobu lañ toll fi ñu nekk toll nii dañ pare ba ñu jógee ci espace bi Cheikh Seck lim am su ko dayul ñun duñ ñëw lu ñu am ak sa néew suñu espace mu foqal ñu ko suñu jaañu doole
doole rek moo ko mën a jox te ñun nag gannaaw doole réew mi président de la république lañ ko jox ñu ngi koy wax mu arrêté Cheikh Seck ak Zator manipulation beeg doole bu ñu nar a def pour foqañi fii ñu ngi au président mu mbooleem autorité yu nekk ci état bi am baat muy kilifa diine kilifa aada ñëpp ñu ngi leen di woo ñu jàppale ñu ci Cheikh Seck jëf ju ñu nar a def. waaw yor nañ kayit yëpp parce que bañ fiy ñëw l'espace est des vides plan géomètre plan cadastral bi ñu def dañ fay ay géomètre def frais yëpp mu woon ñu ne kii bi c'est vide bañ ko demandé dañu ne foofu dañu def demande régulière mu ñu ko def bàyyi mu ñu ko def titre foncier parce que ci domaine maritime bi la bokk. léegi nag bañ ñu bañalee lool ba 2017 ba Macky Sall waxee ne nañ ñi nekk ci ay kër mbaa ay terrain ay tool mun nañ def pour am baay ci lañ renouveler waat loolu di xaar ci diggante bi ñu xaar nag ci la Awa Mbow Kane jógaat ñëw ak Descos ñu bañ ñu arrêté lépp 6 mois gisuñu leen diggante bi Cheikh Seck ñëwaat fi léegi nag ñun ñu ngi appeler les bonnes volontés muy les humanitaires les droits de l'homme ku ñu ci mën a jàppale ñoom Assane Dioma Ndiaye Rado ñëpp ku ci mën a jàpp rek nañoo jàppale ñu xam ne tamit ay ndawang fi créé nañ ay emploi ñu ngi former ñu ngi def image u artisanal Sénégal di koy wane fu ne benn nit ñëw ak projet personnel am rek ñun fawuñ moom foo la fi bëgg a def ci li mu wax ñun liggéey lañ fi bëgg a def former ay xale créer ay emploi loolu lañ gis te ñu ngi koo dëkk ak ñaar fukki at mu lay romb ñun mosu soxlawuñ dërëmam ñaanuñ ko dërëm moom Cheikh Seck moom Zator Mbaye koo dëkk ak ñaar fukki at mosoo ko ñaan mosoo ko def dara kon yaakaar naa ne soo ko ëppalee bàyyi ko ak la moom mais waaye nekkut alal ji la yàlla jox nga bëgg a utiliser alal jooju ngir noot ñooñ mbaa lor leen pour nangu seen alal. asalaamaaleykum maa ngi tudd Abdoul Sam maa ngi nuyu waa leral.net Leral TV di ñëw tey di jooy sunu njàqare bi ñu am fii tey si village bi ñuy wax espace de création Cheikh Ibra Fall nekk ci Corniche bi sunu njàqare nag du lenn lu dul ay jeunes sénégalais lañ établir fii depuis 2000 nekk fi di liggéey di jóg ko daanu investir fi sunu xaalis nekk fi pendant des années. ñu suivre fi nag sama pression bu nekk mais bii nag dafa doy waar parce que bii mi ngi tàmbali mën naa wax depuis 2017 ba léegi mu tàmbalee ci benn docteur bu ne fii dafay bëgg a def clinique am na fi ay kayitam ñu yéeg ak moom wàcc yéeg ak moom wàcc yéeg ak moom wàcc à notre grande surprise ba ren un nommé Cheikh Seck lu tax ñu ngi tudd turam parce que moom il a osé venir ici Cheikh Seck c'est l'ancien gardien de but du Sénégal d'un international sénégalais nekk un homme d'affaires ñëw ba fii ne fii moom moo ko moom ànd si ak l'ancien député de l'AFP bi Zator Mbaye ñëw fii di ñu jéem a corrompre ñëw fii fekk fa ay sénégalais yi daan seen doole di jéem lu ñu mën di si survenir seen besoin di fi former ay xale en même temps aussi yor fi seen ay njaboot mu ñëw fi di ñu corrompre ci wàllu xaalis ba mu ñëwee it fii ay gor rek a fi nekk refus catégorique la fi jëlee ñëpp ne ko soxlawuñu xaalisam ñun lu ñu bëgg mooy toog liggéey sunu ay atelier léegi nag dem na ba ci biir pare ci corrompre boobu léegi intimidation la jël loolu nag dañ ciy interpeller son excellence le président Macky Sall parce que nag mbir mi toll na fa nga xam te ne moom rek moo ñu mën a dimbali ndax it fépp fu ñu xam fu suñu kàddu egg fu suñu jëmm egg dem nañ fa
jeudi passé dem nañ ba gis le ministre Dame Diop muy sunu ministre de tutelle le ministre de l'artisanat dem toog ak moom wax ko le cas du village explique ko de long à large ce qui se passe ici menaces yi ñu fiy jot intimidation yi ñu fiy jot lépp jot wax nañ ko wax dëgg yàlla ñu di ko remercier mu jël dossier bi ne dina ci def lépp lu mu mën dina interpeller le ministre Abdou Karim Fofana bi nga xamante ni moom moo yor en charge bi nga xam ne moom moo yor wàllu suuf ci réew mi ci problème littoral bi ñu ngi ciy def ay études du xool naka la ñuy aménager waat littoral bi dina ko si interpeller pour village bi continuer di rester ñu boole ko ci aménagement bu ñu def pour littoral bi mais daal Cheikh Seck dafa ñëw gën a accélérer. ce qu'il a fait ñëw fekk na fi ñetti nit ñi fi nekkoon jéem leen a krom ci wàllu xaalis ñooñu jëm porté yi taxaw fee ne ñoom ànd nañ ci jël xaalis pour dem mais fii ma lay wax village bii de espace de création Cheikh Ibra Fall à l'unanimité ñi fi nekk di liggéey yor fi seen atelier investir fi seen xaalis kenn demul te que Cheikh Seck mu xam ko lu mu bëgg rek daañ ci dem ak moom. moom dafa ñëw ne am na ay këyitam parce que Descos mus nañu convoqué. ba mu ñu convoqué daaw dafa ñëwoon kayit yi fii ku ñu wax une dame bu yor clinique moom kayit yi à notre grande surprise daaw ak ren sorantewul Cheikh Seck ñaat toog fii suñu kanam ne moom moomaat fii ça fait mën na 4 ans moom ko moom ak léegi ñun ñu fi def 20 ans nag. ñun 2017 la woon donc 2007 defoon nañ ñun demande de régularisation. ñu ngi fi depuis 2000 ba ñu demee ba 2007 dem nañ def demande de régularisation waa domaine xamal nit ñi foofu du zone bu ñuy joxee noonu donc ñun lu ñu war def nañ ko léegi nag y a 2 poids 2 mesures am na sénégalais bi ak sénégalais ba ca des mais ñoom lépp lu ñu war rek pour régulariser suñu toogin dox nañ ci tànk yooyu. à notre grande surprise dem nañ ñoom de gisaguñu waaye nee nañ ñoom am nañ ay bail wala am nañ ay récépissé dépôt de bail waaye est-ce que ki nga xam ne moo fa toog def fa penam. dafa at yi mu fa def valoriser place bi ba mu mel na mu war a mel te ba mu fay toog fii nekkul titre kenn suufu réew mi la duñu ñun ay doomi réew mi lañ mënoon nañ gël gaal gi mbëkk mën nañ leen def leneen ak leneen fii ay ndaanaan fi nekk seen wàllu liggéey donc de ce fait ñooñu li ay affairistes lu ma koy waxee chaque jour ay affairistes ñaa xamante ni comme moo leen tax a jóg ay alal moo leen wutum alal moo leen tax a jóg ñoo ñëw fekk ay doomi réew mi toog di daan seen doole ñu bëgg leen bundu xatal ngir seen alalu bopp loolu nag ne leen leer ni seen caterpillar yi ñu fi bëgg a indi si suñu kaw lay jaar suñu kan ay néew lay jaar pour loolu mën a am kooku boobu ñun nag kenn mooy sunu la ñuy jooytu moom rek moo ci mën dara mooy le président de la République Macky Sall ñu ngi koy ñaan bu mu seetaan ay doomi réewam ñun ñoo taxaw votel ko ñoo ko fi fal am ci moom yaakaar ñoo ko ci fal ngir mu taxaw néew di doole yi nañu le président Macky Sall nañu dimbali ci Cheikh Seck ngir yàlla ak yonent bi président Macky Sall nañu dimbali ci Cheikh Seck ak Zator Mbaye mbir mi demoon na ci yoon depuis jamonoy Awa Mbow Kane dama koy nommé parce que moom moo njëkk a wax ne moom fii depuis lors mu ngi si yoon yàgg na mais dafa empiré wu. yàgg na ay nit daan ñëw mu ngi jiitu ci benn styliste bu ñëwoon ne Abdoulaye Wade moo ko fi mayoon moo ko fi defaloon décret ñeneen nit jaar fii ku nekk ñëw na fi façon bu ne ñëw na fi mais bii mujj si bii Cheikh Seck moom dafa taxaw na fala budda rek daanuñu fi jëlee par A ou par B daanuñu toroxal mu na ko leer ne nag loolu moom sa kaw suñu kaw ay néew la koy def. waaye ñooñu ñëpp kenn ku mës a ñëw rek. ñun xam nga defoon nañ demande de régularisation 2007 donc ku mës a ñëw rek daan nañ ànd ak yow si yoon te dinañ la wan suñu opposition bu leer bu wane ni ñu bëgg ñu jóg. bi yoon nag li ci doy waar peut-être Cheikh Seck ñëw na bi yoon teel a génne xaalis xam nga ak sénégalais moom ak ñenn ci nit ñi ak seen diggante ak xaalis waaye alhamdulilah fii lu may wax alhamdulilah maanaam sooy xool 95% yi fi nekk faalewuñu xaalis ci Cheikh Seck dërëm bu ñuy ñàq. di ko moom mu lew leen ñu di si dundal seen njaboot moo leen gënal millions leen Cheikh Seck di jox ñun lu ñu bëgg mooy toog su suñu ay barabu liggéey ak continuer di liggéey ñu régulariser ñu normal loolu rek la ñu ñaan. Cheikh Seck ñëw na fi ne dafay waxtaan ak ñun ba mu ñëwee njëkk a waxtaan ak ñun ñu dalal ko si jekk ak teraanga parce que ñëpp fa toog ba ñu ko waxee ci lu leer que ni li nga ñuy proposé ànduñu si te wax dëgg yàlla jëluñu sa xaalis ba mu demee ñëw nag xam nga fii lu am solo lu ñuy def mooy dañ lay tàllal carotte. soo jëlul carotte bi ñu yëkkati yat bi mu tàmbali di intimider ñu lu ñu mën nag mooy yuuxu ba ki nga xamante ni mooy borom réew mi ki nga xamante ni moo jiite réew mi
yëg sunu lu ñuy dund tey donc benn yoon boobu ñëw na fi ñu dalal ko ci nekk teraanga parce que fii ay nitu teraanga ak sutura rek fi nekk wax ko lu ñu koy wax mu dem ba mu demee nag ñëwaat am na ñu mu jot a corrompre ñëw nag di intimider tey ce matin dimanche bi tey ñëw na fekk fa ay nit di leen saaga Cheikh Seck nag nga xam ne fii réew mi la dëkk gënuñu ndey gënuñu bàyyi. am na kenn ka nga xamante ni il nous a trahi parce que dañu ko joxoon sunu totale confiance muy dox di dem di ñëw ñu yaakaar ne il est avec nous ba dernier moment mu dem ànd ak Cheikh Seck moom ak 4 personnes. ñooñu ñëwatuñu mais si fi nga xamante ni 52 places ñoo fi nekk place bu nekk am ay apprentis mu am atelier de production 52 atelier de production bu nekk am boutique si kanam imaginez-vous combien de personnes ñoo fi liggéey donc xam nga ne 5 personnes suñu fi génnee ñooñu gëm ne donc c'est infime minorité donc na Cheikh Seck xam ne et l'écrasante majorité pour ne pas dire à l'unanimité l'écrasante majorité dañ ko wax non te soxluñu ay millions soxluñu dara loolu la ñu amoon si lu ñu si wax. lii mooy ñi nga xam moom la ñu répertorier démb ba ñuy def si suñu réunion am na sax ñu ñëwul woon mais li fi nekk te wax non 52 places la te moom moo fi nekk si 52 yi mën naa wax 4 places nga fiy génnee ñi xam ne ñoom ñoo nangu jël xaalis si Cheikh Seck boobu 52 places yooyu dañu am ay. atelier de production si biir parce que village bi ko gis da nga yaakaar ne ay cantine la rek si kanam nii dafa am ay atelier salle d'exposition si kanam am ay atelier de production si biir atelier de production bu ne dafa am ay xale yoo fi formé am ay apprentis ñoo nekk di produire di génnee di exposer si biti te ñi fi nekk nag ay ndaanaan lañ man mii di wax ak yow Abdoul Sam laa tudd man maa jël premier prix créativité artisanale Sénégal ren 2020 te ci village bi laa ko liggéeyee kon bu ñu wax ay village bi ay valeurs fi nekk. ñi dàq liggéey ci domaine bu ne ci village bii lañ nekk duñu ay nit ñu bari bruit parce que kuy liggéey doo bari woo bruit Cheikh Seck mu xam ne duñu ay wayaa fi nekk ay nit ñi xam da ngay ñëw rek faxas leen soxlawuñu dërëmam lu ñu bëgg mooy toog mu may ñu suñu quiétude suñu voisin la fii la dëkk tout près jàkkaarloog ñun ay ati at bëgg a jël nag mëne le combat jàpp nañ ñi ay borom bubbi oyof lañ am na ñu mën a jënd mais na ko leen am na ñaa xam ne amuñu njëg dafa gëm loolu nit ñi. complexe sportif la bëgg a def mais complexe sportif bu gën a mag olympique club dafa mën a am olympique club mu ngi à côté donc olympique club képp ku bëgg a def sport yaa ngi fay dem fii complexe ñun bi ñu fi def artisanat d'art la ñu mën ci artisanat d'art ñoo fi dajalaw mais dafa gëmloo nit ñi complexe sportif la fi def mais dafa am société bu ñuy wax SCI Fara société boobu di SCI Fara société boobu mu ngi yëngu ci wàllu tabax ay kër ay villa de luxe ay appartement di jënd ka jaay fii moom da koy jël pour tabax fi ay appartement ay villa moom wutumkaayu xaalis la ko def comme ni mu koy defee partout au Sénégal parce que on se connaît Dakar la dëkk xamante nañ xam nañ la mu am ci réew mi et xam nañ nag il faut mu xam ne xam nañ te foofu rek nañuy yem asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoom ndaw yooyu nag di yëngu ci wàllum art foofu ca village bi ñuy wax espace de création Cheikh Ibrahima Fall nekk ca corniche ba lenn rek la ñu bëgg ñu dimbali leen ngir ñu mën a toog ci seen bërëbu liggéeyukaay boobu ñi ngi nag ñaan ku leen jàppale rawatina ki nga xam ni mooy njiitu réew mi Macky Sall mu def kéemtalaay kàttanam dimbali leen ba duñu génn ñi ngi woo tamit yeneen autorité yi ngir ñu ñëw dimbali leen